jëf mbokk yi seetaan Mbour TV matinal am na mbégte jàkkaarloog yéen saa su nekk émission bi ñu àndandoor ak yéen ci semaine bi yëpp du lundi au vendredi tey nag nekk altine ñeenti fan ci weeru février 2019 comme ni ñu koy defee saa su nekk rek mu ànd seeg Binta ak Aïda ci émission Mbour TV matinal ñu xëy nag ci début semaine bi di ñaanal ñëpp bon début de semaine altine jàmm ba yàlla def semaine bi am jàmm ak salaam bu ko defee rek Sénégal mën a am jàmm Binta maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Djib Diop Ndiaye ci nuyu sama sista Aïda nuyu téléspectateur Mbour TV ak suñu caméraman yi nga xamante ne absenté na fi semaine bi yëpp di ko ne rek namoon nañ la trop trop ça di nuyu ñëpp di leen ne rek la sista Binta ñëwoon na si seen rubrique Dóor waar su ko tënk bi dama lay daal di jox kàddu bi rek ba si kanam. Aïda ça va na nga def. Jibi maa ngi fii la sista Binta maa ngi lay fay borom birthday bu neex bi di ko wax anniversaire validé di nuyu téléspectateur internet Mbour TV yëpp di leen ziar di nuyu kilifa diine kilifa aada fépp fu waay mënti nekk rek ma lay fekk ba fa nga nekk di la jox sa wàccuwaay waaye di ñaanal yàlla ñi ci hôpitaux yi yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu ci seen njaboot ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw yal na yàlla delloo leen seen njaboot ba ñu bañ a def leneen lu leen fay dugalaat waaye ñi nga xamante ne nii dañoo làqu yal na yàlla àtte leen ci yërmande malaakal yërmande teeru leen ba lépp luñ doon def ci àdduna rek ñu bañ ko récc waaye ñi nga xamante ne nii nag dañu amagul borom kër yal na leen yàlla may borom kër genre zaal gi nga xam ne amaguñ soxna yàlla gaaw may leen soxna ak kii ma dende di jërëm téléspectateur yëpp xanaa ji bi dañuy bàyyi rek ba ci kanam tuuti ñu gën ko faram fàcce mu gën a yaatu. jaajëf Aïda mu ngi noonu émission Mbour TV matinal tey nag ñu door ci altine ji ànd ak Aïda ñu dem xooli ji Binta Fashion ñëwaat. waaw ji bi dañuy daal di dem régie rek ànd ak suñu sponsor muy kër Binta Fashion chez Kumba daal di dellu si waat ci seen plateau Mbour matinal. képp ku bëgg lu baax bëgg lu yànj bëgg lu rafet bëgg foo sañsee génn ñu xoolaat la jokkool ak kër Binta Fashion kër Binta Fashion chez Kumba. gérant bi moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nag gérante bi di Bourel Gueye képp ku bëgg ci sañse yu rafet yi képp koo xamante ni bëgg nga montre bëgg greffage ci couleur bu mu mënti doon cheveux naturel original képp koo xamante ni bëgg nga écran plat képp koo xamante ni bëgg nga matériel buy jógee fële ca Dubaï directement wala ca États-Unis directement demal seeti kër Binta Fashion chez Kumba gérant bi di Ahmed Bibi Ndiaye ak Bourel Gueye bu la neexee sax da ngay woote ci numéro téléphone bii di 77 987 58 37 jëlal 77 987 58 37 kooku moom mooy Bourel Gueye nga woo ko rek mu fekk la fi nga nekk indil la ci marchandise boobu wala nga woote ci 77 774 60 68 kooku moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nga woote ci 77 021 55 71. képp koo xamante ni bëgg nga ci sañse yi dëkk ci Ngaparou Somone Ngekoox wala Sindia mën nga woo kooku ci Ndey Coro Boy ci 77 185 72 27 mu indil la ko ba sa kër wala nga woo Mamadou Petit Boy ci 77 419 93 09 yow mi dëkk Ngaparou Somone Ngekoox wala Sindia ci numéro téléphone yooyu ngay woote ñu indil la yére kër Binta Fashion yi. gérant bi moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala kooku di Bourel Gueye numéro téléphone bi 77 la 987 58 37 wala 77 774 60 68 wala 77 021 55 71 lépp luy matériel bu jógee fële ca Dubaï original nag. waaw yaa xam yére la dàll la saag la greffage la perruque la cheveux naturel la wala montre wala matériel électroménager wala ay téléphones yoo xamante ni ay classe la yoo xamante ni ñu ngi jógee fële ca Dubaï wala ca États-Unis directement. kër Binta Fashion chez Kumba moo leen di may seen émission Mbour TV matinal. Aïcha mu ngi noonu nag waa kër Binta Fashion chez Kumba comme ni ma leen koy waxee saa su nekk nee naa la duma tàyyi mukk di wax ci ñoom ndax lépp loo bëgg ci lu baax rek boo fa demee di nga ko fa fekk lu ci mel ni cheveux naturel jasner ak lépp loo xamante ne nii accessoire la baptême wala mariage bu ngeen demee di ngeen ko fa fekk waaye comme greffage couleur bi ma def nii nag
ëpp na. waaw gis nga perruque yi dañ ko defar ba pare jibi gis nga boo dugalee sa loxo dara du la topp. dara du la topp. waaw am na couleur ay yi. de loolu mën nga koy wax jib lu mu xam si greffage yow tamit. lépp waa Kër Binta Fashion ñoo koy jaay waaye bu ngeen gisee sama robe ak sama kimino tamit ñoom ñoo fa jaar ba léegi rek de dëgg la. lépp loo xamante ne nii dafay taaral jigéen rek bu ngeen demee di ngeen ko fa fekk. dëgg la. am nañ perruque yu ñu defar ba pare. nouvelle arrivage. ëpp na. couleur boo bëgg am na. man moom bii moom mooy daaneel. kon jeex na xanaa rouge bi laa lay jox xanaa di nga ma jox bii rek. rouge bi laa lay jox. ëpp na. Binta Fashion kon nag mu ngi noonu ñu koy jaajëfal ci ànd bu mu ànd ak ñun ci seen émission Mbour TV matinal borom bagage yi nga xam ne nii moom mooy original dañuy dem seeti météo du jour lundi 4 février 2019 daal di dellusiwaat ci plateau. Mesdames et messieurs, bonjour. Les conditions météorologiques de ce week-end resteront semblables à celles du début de semaine, c'est-à-dire un temps chaud à l'intérieur du pays, avec des pics de température qui tourneront autour de 37 voire 39 degrés Celsius. Par contre, au courant de la nuit et la matinée, la fraîcheur nocturne et matinale restera sensible sur une bonne partie du pays, notamment sur les localités nord, sur la côte et par endroits au sud du pays. La mer, quant à elle, restera calme sur le long des côtes sénégalaises. Plus en détail, l'image 7 nous montre ces voiles de nuages qui défilent sur une bonne partie du territoire. Cependant, les éclaircies prédomineront sur une bonne partie du pays. Pour les prévisions de cette nuit allant à la matinée de demain, donc toujours cette fraîcheur qui sera ressentie avec ces vents de nord provenant de la Mauritanie et du Maroc qui occasionneront des températures assez basses de 17 degrés Celsius à Saint-Louis, 18 à Podor et des minima qui tourneront autour de 15 voire 14 voire 15 degrés sur Kolda, vers Mbour et vers l'est du pays à Bakel. Sur le reste du territoire, les températures tourneront autour de 16 voire 20 degrés Celsius qui sera enregistré à Tambacounda. Pour les prévisions de demain, donc la journée du samedi, le temps restera ensoleillé sur une bonne partie du territoire sénégalais avec quelques passages nuageux qui seront notés par endroits. Donc des températures assez chaudes, assez élevées à l'intérieur du pays avec des pics qui tourneront entre 37 pratiquement et 39 degrés Celsius. Donc Kédougou enregistrera 39 degrés Celsius, 38 à Kolda et 38 aussi à Kaolack, 37 degrés à Ziguinchor, à Tambacounda, à Bakel et pratiquement aussi au niveau des zones de région centre vers Diourbel, on aura 36 degrés Celsius. Donc pour dire généralement, c'est un temps chaud qui va persister sur ces localités vers l'intérieur avec des températures de 36 à 39 degrés Celsius. Merci beaucoup à météo du jour ANACIM ñi ci ànd ak ñoom ñu ñuy daal di jox xibaar yi nga xamante ni moom moo am ci jaww ji ak lépp loo xam ne dafa jëm ci température yi ak géej gi ak lépp loo xam ne daal mbirum jaww ji la ñoom ñoo ci àndal ñu leen di gërëm bu baax a baax ànd ak yéen léegi Mbour TV matinal seeti Binta borom anniversaire bi xaw ma raxas nga doon def xaw ma anniversaire plus anniversaire 2 jours. waaw 2 jours yéen a ma ko jaral rek waa Mbour TV ñoo ma ko jaral rek moo tax dama ne dinaa nekkandoo ak yéen ma réerandoo ak yéen xanaa ëpp na. waa gis nga. alors on y va Binta. waa Jib Ndiaye tey ñu ngi dañuy dem rek ci seen rubrique Dóor waar rek ak Binta comme ni ñu koy defee rek saa su ne te dañuy xuus rek dem si ñi nga xamante ne ñoom ñooy agence yi maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy joxe location mu nekk liggéey bi nga xamante ne am na solo bu baax a baax ndax tey ji booy jox nit sa néeg bu dee ay mbokk ngeen location mën na laa sonal di leen a demal ba suba bu fenn ma jotee da ngay daw ba sonn topp ko si benn xaalis da la ko jox am na ñoo xamante ne ba police la ñuy mujjee dem waaye bi agence yi ñëwee rek ñu bëri seen problème yi si la seen jafe-jafe yi si lañ réglé d'une part mais ji bi gis nañ fa li nga xamante ne mooy jafe-jafe li nga xamante ne mooy locataires yi ñu ngi koy dund métti na torop si ñi nga xamante ne ay borom njaboot lañ parce que gis nañ ay agence yi nga xamante ne tey nit da leen di denc seen kër ba pare ñu jël kër boobu xaalis biñ la wax ak ñoom liñ ciy teg day ëpp te imagine toi ki la jox néegam ki la jox këram dina la fay dina la am na lu muy teg sa loxo ndax loolu seen liggéey la mais ñoom tamit dañ ciy teg dara te loolu boo ko defee si ki nga xamante ne borom njaboot la bu weer bi deewee ji bi loolu la am
location dina fay location mais li nga xamante ne moom mooy dundam dina ko gérer courant bi ñëwul ndox bi ñëwul nga gis agence yi nga xamante ne tey kër dañuy yor kër ba pare yor ñoom ñooy yor facture courant yi ndox bi tamit ñoo ko yor te loolu c'est pas normal du tout parce que imagine toi yow tey ji nit ki war a fay bu dee benn néeg la war a fay 1000 francs nga andil ko facture 2000 francs bu dee ndox la mu war a fay 3000 francs nga andil ko 6000 francs nga ne benn néeg loolu dafa nekk loo xamante ne locataires yi ñu ngi koy kaas bu baax a facture la nga baax consommé rek la lay jox. non non jibi non 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 bu dee facture bokkante yi waa bokkante la bu waaw dee kër gi yëpp dañu jël benn compteur ñoom ñëpp di ko utiliser bu ñu ñëwee dañuy xool ku ci nekk matériel bi nga yor bi nga yor partagé ko parce bu que dee tey da nga yor télé Mhm. yor frigo yor ventilo kii yor lampe kese normalement yaa ko war a ëpp loolu fay effectivement. parce que xam nga des fois ñu xool nombre de personnes te man dama naan bu dee benn chambre la benn nit moom ak benn nit ñoo war a yem parce que booy xool bu dee télé la kii am na télé te heure bu koy taal kii tamit heure boobu la koy taal mais dañuy naan nombre de personnes bu dee 5 personnes la ñoom dinañ la jox facture 5000 francs ki nga xamante ne moom kese moo nekk chambre pourtant kooku mën naa taw këram toute la journée bougéwul fenn mu taal kooku lu muy consommer kay mën na lu muy consommer mën na nekk benn pour man suñuy séddale courant yi nañu xool nan lañ koy wala ñu bàyyi locataires yi tamit ñuy gérer loolu seen bopp maanaam ñu jox ko koo xamante ne moom moo yàgg si kër gi ñu ne ko lii mooy facture bu facture bi ñëwee ñu daal di ko teg si table bi ne ku nekk lii ak lii ngay fay suñ koy defee problème bi dafay daal di mais ku nekk nga ne ko lii ngay fay nga dem si Aïda ne ko 2500 ngay fay nga dem si Binta ne ko 1000 francs lay fay nga su boobaa Aïda du xam Binta lu mu fay Binta tamit du xam Aïda lu mu fay des fois day andi problème des fois man naa dem si Aïda laaj ko ci bet yow waa mois bi ñaata nga fay mu ne man daal 2500 la ma ne ko pourtant man 1000 francs laa fay boo loolu bu demee bay am si kër day andi xuloo ci waa day andi jaxasoo si ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk boo moytulee sax chaque fin du mois dañuy jàppante si loo xamante ne mooy facture courant yi ak ndox yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy agence yi nañu bàyyi xel bu baax a baax si lool bu ñu la joxee kër na nga ko gérer comme ni nga ko waree parce que ñëpp ay borom njaboot lañ waaye bu ñuy def li nga xamante ne dafay gàllankoor ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom kër. jaajëf waa am na solo donc ñi nga xam ne ñoo yor agent immobilier yi tamit ñu xool bu baax a baax ni ñuy dëkkee ak ni ñuy jëflanteek ñi nga xam ne ñooy clients yi loolu am na ci solo trop jaajëf xam naa ne dañ ci gën a xuusaat ngir gën a am ay éléments nit ñi waaw nit ñi mën see gën a xam njëriñ li parce que wàllum location moom loo ci wax rek du doy nit ñi dañ koy soxla Aïda la ñuy àndal mu xool lan lay démarrer tey ci semaine bi ci wàllu société wala civisme campagne électorale am na rek xaw ma nag. fa lay tijjee bismillah ay jibi luqati nga sama lañ bi moom kay aja yow kay yeggali rek dama laa puus nga tàkk jibi tey foofu laa bëggoon a ñëw rek bëgg leen a wax ne campagne électorale yi ku nekk xam na ne tijji na depuis bërki démb à minuit démb ci journée bi ñu commencé li nga xamante ne nii mooy seen activité yi ñen ñi gis nañ ñenn ñi commencé nañu def ay proximité ñenn ñi ñu ngi campagne 100% parce que meeting yi tàmbali na di leen wax ne nag comme meeting yi tàmbali na te dañ doon dégg foofu ba léegi ñenn ñi naan dëkk bi dina tàkk ñi naan dëkk bi du tàkk. mais benn fan nga naan ngay jugé yow tamit. doo bàyyi ba doxal juróomi fan. non dañu bàyyiwuma sax ba ñu doxantu juróomi fan de tey lay commencé. dama leen a bëgg a wax ne campagne jarul ñuy wax dëkk bi dina tàkk nañ ñu dimbali ngir yàlla ak yonent bi rek. da ngaa tiit. parce que ñun amuñu fu dul dëkk bi di bu dëkk bi tàkkee fu ñuy daw. nga buub sa bagage rek jëm côté nord sud yooyu noonu. côté mooy yow ji bi balaa ngaa yegg ndax tàkk bi du yegg si ci sa kaw bëgg leen a wax rek ne campagne bi xëccoo la rek. mais jarul yenn yi parce que kenn ku ci nekk li nga xam ne danga koy def ngir doomi jàmbur bu doon sa doom doo ko def. loo xam ne danga koy def ngir sa frère loo xam ne danga koy def ngir lor nit ki bu doon sa frère wala sa sœur doo ko teg kon nañu gën a bàyyi xel ci loolu surtout te xam ne lii dafay weesu alalu àdduna dong la fii nga koy bàyyi gisuñu kenn ku dee ñu suulaale la ak la nga yor amul fenn donc am na yoo xam ne jaru ko tey jaru ko ëllëg te suuraale wayu ëllëg moo gën fuuf ngay bàyyi xel chaque jour ci li teew tey rek te xam ni suba dangay liggéeyal sa njaboot loo xam ne nii danga leen ko fi bàyyil te loo fi bàyyi lu nekk war na nekk loo xam ne nii lu rafet lay doon war na nekk way boo xam ne sa njaboot fu ñu génnee rek
duñu rus war na nekk loo xam ne nii ku la ci gis wala ku ko dégg ne yaa ko def dalay naw ñu bàyyi bu ñu dajee ñoom nuñ koy waxatee ñoom candidat yi duñu xeex ñoom duñu xeex ñi ànd ak ñoom ñooy xeex ñi ànd ak ñoom ñooy xeex mais nit ki ak loo ko jege loo ko bëgg balaa ngay génn sa kër te bu ñuy génn seen kër yi ñoom ñooy nekk responsable yi parce que seen yaay yi ñoom lañ leen di bàyyeel ñu jox leen ay t-shirt jox leen ay casquette ñu topp leen donc yow war nga am mat gu doy ni balaa ngay génn sa kër nga teg leen briefing leen wax ak ñoom xeexloowu ma kenn xuloowuloowu ma kenn man ndayu mbili gi mën naa lijjantil sama bopp boo leen ko waxee rek defe naa ñenn ñi dinañ am xelu bañ di xuloo ci biti parce que xuloo sax dafa baaxul gis nga nit booy wut dara bëgg am ndam boo bëggee ku la xaañ nga gestu fayu dañ ña la jiitu woon dañ lay romb rek wala ña nga jiitu woon dañ lay romb dem bala fa donc da ngay gëm rek gëm li nga gëm liggéey li ngay liggéey bu la yàlla mayee ndam nga xam ne am nga ndam bu la ko xañee it nga ñaanal ki ko am rek dëgg la Aïda comme noo ko waxee rek man tamit ma fuut ci tuuti rek ndax ñëpp xam nañu Sénégal politique Sénégal nu mu mel waaye nañu sóoraale lu bëri keroog Oustaz Ismaïla Sène wax na fi lu am solo nee na le 25 février dinañ ndékki dinañ añ dinañ reer ñun ñoo moom suñu Sénégal kenn duñu yàqal suñu jaamu te suñu jaamu kenn duñu ko xañ mais ñun ñooy yàq suñu dëkk surtout ñu jeunes yi parce que war nañ nekk ñu exemplaire tey jeune moo mën a yor dëkk te ñun ñooy développé dëkk waaye suñu nekkee fii di xëccante am na yoo xamante ne daf ñuy delloo gannaaw te tey jii dañuy choisir kenn ne kii lañ fiy teg ba pare 1 an lay def rek ñu commencé di la sànnil xeer ñoom ñi nga xamante ne ñoo la fa teg ñoom ñooy sénégalais kenn mënu régler seen situation nañ dal ndax ñu xam ne lii moom wërsëg la yàlla ku mu kii rek moom mooy jàll ñu def lépp li nga xamante ne surtout éducation ay def parce que nee naa la nit boo amee yenn éducation am na yoo xamante ne da nga koy jomma def waa mais nekk fii ku wax rek nga ne parce que man sama mag moo nekk pouvoir wala sama papa moo fa nekk ku ma wax lu ñaaw rek dama koy doon dangay def jaajëf Binta loolu am na solo. kon nag candidat yeeg ñi nga xam ne ñooy ànd ak candidat yeeg ñi nga xamante ni ñoom ñooy topp ci xumbaay yi sécurité yeeg ñëpp leen defaraat conscience yi. bu ko defee réew mi am jàmm parce que Sénégal jàmm rek leen xam Sénégalais ak ragal bal bu tàkk wala xeex. Sénégalais balaa nga xam ne ni tàppet ñàkk a fayu xamuñu ko ñàkk a fayu du ragal. ñàkk a fayu du ragal de am classe ak personnalité weesu ko nit toog tiim la di la saaga. nga ne pat li gën a naqari ci àdduna nag gën a mën a metti xol mooy di wax ak nit te tontuw la boo koy dóor sax doo ko tey parce que dafay loolu mën na laa rey parce que danga naan kii lan moo tax may wax te tontuw ma dangay dem ba dangay ñëg boo koy dóor doo ko tey kon nañu gën a bàyyi xel yi bu baax a baax te gën a respecté waaw booy génn campagne yi nga sañ see def ba mu baax parce que boo demee ci nit tamit di wax ak moom setoo du la déglu nañu def ba mu baax sañse ba rafet waaw parce que daf lay jaay yow ci sa bopp boo demee koo taxaw di wax da lay déglu mais am na yenn comportement yooyu am boo demee kenn du taxaw koo waxal du la déglu koo waxal du la nawloo mais dangay defaru ba baax sol sa jean bu normal bu baax mu bañ a am ay kuppati comme sama genre yi may def def say basket yu baax sañse boo demee def sa parfum boo demee koo taxaw di wax ak moom da lay déglu waaw jaajëf am na solo loolu mooy nag civilisation waaye tamit mentalité defar sa yaram ba pare xam ni ngay waxee kon képp ku ci nekk waaw yaa ngi ci campagne yi. wax tamit dafay jaay sa leader. waaw jaajëf parce que communication dafay jaay sa leader. boo demee taxaw am na nooy waxee même buñ ko bëggul sax waaye yow ma taxaw wax rek tax na dañ koy may seen carte. 21 jours la ñu am pour convaincre askan wi kenn ku ci nekk yaa ngi fa nga ne ma ne kon nag mu ngi noonu campagne électorale baa ngi noonu comme nu nga ko Aïda waxee moom tak ci mentalité yi la doon wax ak ci civilisation ni ngay taxawee ni ngay waxee bañ a xeex bañ a xuloo bu ko defee Sénégal voté ci jàmm le 25 ñu xam ko gagné rek wala le 24 18h kenn gagné ñu seen le Sénégal continue dëkk bi daal di neex le Sénégal continue voilà mu ngi noonu bu ko defee kon nag ma jox Binta ñu daal di jeexal ñu tëj tàggoo. waaw Djiby solution bi lenn la rek xanaa ñi ñaaxaat ñi nga xamante ne ñoom ñooy agence yi
dañuy dawal compréhension tamit parce que am ñoo xamante ne bu la 5 jotee rek ñi fëgg sa buntu néeg duñ la may jàmm woote guddi woote bëccëg yoo xamoo nit ki ban fin du mois boobu ay ban situation nga koy fekk tamit loolu tamit faaw ñu wax ko ci ñi nga xamante ñoom ñooy agence yi parce que tey ji nit da leen di jox seen kër waaye ni ñu koy jëfee tamit day dem ba nit ki nga xamante ne moom këram da ngay tax ba këram kenn du fa dugg parce que ñu ngay comporté yoo ak locataires yi maanaam nga bàyyi nit ki seen kër nga xam nga jox ko location ba pare di ko contrôler lépp lu war kër gi rek yaa koy lijjante loolu tamit c'est pas normal parce que ku lay fay tamit kooku amoo fayam nañuy dawal compréhension locataires yi tamit fu ñu dëkk rek nañ xam ne foofu seen kër la tamit surtout ñi nga xamante ne moom mooy dëkkan bi tamit na rafet parce que jàmm ci la lépp xaj tamit loolu suñ koy wax ci location faaw ñu wax loolu tamit parce que lu am solo la ci ñu gërëm ñëpp sant ñëpp ma ne mention spéciale à Mbour TV personnel ñëpp ak sama directeur ñëpp jàpp ngeen ci sama anniversaire bi. ci combat bi ci ko waaye gis nga jàpp ngeen ci combat bi bu surtout Aïda jàpp na ci combat bi Djib Diop Ndiaye waxi noppi def na lu nekk Ndiaye Diatta le directeur moom tamit jàpp na ci bu baax a baax damay naan mention spéciale à vous waaye tey dama am ñaar anniversaire yi spécial avant loolu damay daal di gërëm Kumba maa ngi dégg mu naan souhaiter ma Binta joyeux anniversaire nee naa ko cadeau bi duuf na loolu sa dama kontaan ci yow yaay Binta fépp rek képp ku kii rek nga daal di kii waaye su ma amee jëkkër rek nga daal di ma defal li nga ma defal noonu dégg nga. boobaa kañ robb mariage bi ñoo koy res. waaw gis nga ëpp na waaw ak cheveux bi waaw maa la ko wax waaw gis nga su ko defee rek dama am ñaari anniversaire yi spécial. sama grand frère mooy anniversaire ak doom ñoo bokk benn jour bi ñu juddoo waaw loolu dafa neex Awa Mané Sané ak papam Malan Sané ñi koy woowee kii Bouté Sané sama doomu ndey la yaayam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay tey mooy féete bëseem ak doomam ak taawam bu jigéen ndeysaan ñi bëggante soo leen gisee da ngay yaakaar ne ñi ay mag ak rakk lañ comme yow ñu nga mel ak Djib Diop Ndiaye da ngay yaakaar ne ay mag ak rakk lañ wóor na xool ay xam nga yow tey jii dañuy naan Aïda ak nii Aïda nu mu mel. ñoo nuroon ak teint noir bi mag yow. pas teint noir de c'est parce que moom papam comme âge Djibi Diop Ndiaye ni mu am ni yow tamit nga tolloon xam nga tey jii boo ànd ak Djibi nga ne Djibi mooy sama papa. waaw dañ naan sama mag la noonu lañ mel dañuy naan sa mag la waaw noonu la moom ak doomam noonu lañ mel. waaw dañ koy weete dañuy naan diw jurul lii ba pourtant moo ko jur doomam la ñu bëggante loolu sax. xam nga ma leen di gërëm di leen ñaanal gudd fan ak wér gi yaram. ak ki nga xamante ne moom mooy Mama Traoré foofu tamit mooy féete ba borom Ziguinchor madame Mandia yow tamit lépp loo bëgg ci sa àdduna yal na la ka yàlla defal di leen jox di dajee rek demain même télévision Mbour TV Mbour TV matinal incha allah. jaajëf Binta ñu ngi koy souhaité ñoom tamit jumeaux yooyu joyeux anniversaire yàlla defal leen jàmm xaalis bu bari ak wér gu yaram Aïda. waaw Djibi di remercier téléspectateurs yëpp di leen jaajëfal di am contentement bu baax a baax di leen wax ne week-end bi dañuy yàkkamti sax mu jeex bu ñu commencé waat li nga xamante ne mooy suñu plateau Mbour matinal waaye Binta di souhaiter tamit sa frère bi ak doomam ñu ngi leen di Awa bébé Awa ñu ngi lay souhaiter longue vie à toi di la wax loo dund doyul dundal 100 ans madame Mandia yow tamit borom Ziguinchor dundal 100 ans sans ordonnance. tàggoo nga nii. tàggoo naa gërëm naa ñëpp téléspectateurs yëpp di leen jox rendez-vous ba suba incha allah merci beaucoup. kon bu suba ak jàmm mbokk yi ñu doon seetaan ñu leen di gërëm bu baax a baax ci ànd bi ngeen ñu ànd ak ñun di leen jox dig daje mardi suba incha allah beneen émission Mbour TV matinal. عادي بتفرج على تعالى والنبي ممكن حاسس بقى يا سخنه حاسس بقى سخنه كده معاك مراتي تولد في الشنطه ورا
Hadi.